ñoo leen di may seen revue de presse. li si yéene kaay yi dañ ci ànd ak Mantoulaye Thioub Ndoye. dikkati naa Pastef fépp maanaam Pastef partout loolee le quotidien xëy ak ñun tey yéene kaay bi duñu xamal ne parti Ousmane Sonko bii di Pastef day daal dinay investir ci fukk ak juróom-ñeent ci commune yi nga xam ne ñu ngi ci ville bu Ndakaaru Pastef nag sampal ndënd taxawu Ndakaaru fas yéene nag défier alliéem ba di taxawu Ndakaaru Ousmane Sonko fas yéene rëq ndig ci doxalinu yenn ay responsable Pastef yu nekk fii ci ville bi laas yéene kaay daal di xamle ne patriote yi kay la ñu bëgg dul lenn lu dul jële fi ay gaayu Khalifa Sall ci Ndakaaru Ousmane Sonko dëgg la mi ngi apaisé bëgg nag gaa yi delluwaat ci rang yi waaye gaa yi nag la ñu bëgg dëgg moom moo di taxawu Ndakaaru man la jële ko fii ci Ndakaaru waa Pastef ñoo bëgg lu ni mel moo tax laas dëggal la le quotidien wax Pastef am nañu candidat ci fukk ak juróom-ñeent commune ci Ndakaaru Abbas Fall ne Macky Sall day bu jéemaatee la mu jéemoon mars 2021 daañu def lu raw la ñu defoon mars 2021 critique yéene kaay ne coow li du foofu de coow li moom moo di jamono ji jafe-jafe am ca Pastef ma ne ndax sigi coor moom Pastef a nga fay jeex moom président bu ODCAV ak bureau ba daal dina ñuy bàyyi Ousmane Sonko dem fekki Doudou Ka ñooñu nag fekki Moussa Sané mi nga xam ni moo njëkkoon jóge ca Pastef Vox Populi ne Ousmane Sonko day ma ngay xub génnee na caravage ba nag ngir fas yéene dal ci ñi nga xam ne ñoo bëgg nag yàq deru Pastef moo tax Ndakaaru fekk si nañ ko Tamba mi nga xam ni moo doon fippu del siwaat na ndànk ci rang yi Vox Populi ba tey daal di may xamal ne coow li ci wàllu élection locale yi du rek waa Yewwi Askan Wi waaye waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci jafe-jafe yoo xam ni mitti na lool ndax waa parti socialiste moom mere ba futu waa Benno Bokk Yaakaar la ñu def xam leen na ni seen allié yu APR yi dañoo bëgg nag def séddaleeg bukki ba bii bukki bii njuur bii sàmb Abdou Gallo Diawo bu parti socialiste yi ne parti socialiste la dafa war a déposer ab caution ndax ab nécessité politique la daal dinaa ci interpeller Aminata Mbengue Ndiaye nee naka dina ci engagé wu comme nañ ko defee woon ci 2014 Abdoulaye Gallo Diawo parti socialiste ne bu nekkee am na benn parti boo xam ne war nañ koo ragal ci local yi ñu jëm APR la ndax moo fuqatu ci ñun lu ëpp xaaj ci lañ gañe woon 2009 Abdoulaye ne ba tey lañ war ca parti socialiste mooy jëlee fa mag ña koppali juróom-ñaar fukki at ak juróom ma ne la na dem bàyyi ndaw yi ñëw Youssou Fall secrétaire général coordination parti socialiste Guédiawaye moom dal ci kaw Aminata Mbengue Ndiaye nee na sunu secrétaire général bu parti ma ne la moo daal di war parti socialiste source aanee Benno Bokk Yaakaar day daal dinay tasar moom ndax ña nga xam ne ñoo jiite boobule coalition ña ngi ko def fóotu mbedd daal dina ñuy dem teesante ji ci di Thierno Ndiaye candidat mairie Gueule Tapée Colobane Fass porté na plainte Babacar Ba nga xam ne nag ñoo bokk benn parti akub coalition ndax nee na commentaire am dafa déplacé daal déglu nañ ko ca dik libéré ko convoqué waat ko ne ko wutil avocat mu war a demaat ci altine ji ca division des investigations criminelles wuy ji cay local yi ca Tëngéej moom le quotidien ne Souleymane Ndoye daal dinay bàyyi Benno Bokk Yaakaar ca Golf Sud dañoo zappe Aïda Sow Diawara ay jege ñaalem jàpp ne ab complot la laas yéene kaay di ma xamal ni déclenché nañ di ab procédure ngir mu gaaw ngir ñu dindi malaanu kiraay député yooyee ñu ne dañoo laale ci passeport diplomatique yi ay meeru ñing président bu commission ad hoc ba Sira Ndiaye mooy rapporteur ba bureau ba nag daañu réunion talaata ngir déposer seenu rapport source a di ma xamal ni commission ad hoc ba sax dañ koo def fast track ngir mbir yi gaaw yi abal leen mardi bii Moustapha Niass woona membre yi ngir ñu wax ci biir dossier yi Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ne coow li kay mooy trafic bu passeport diplomatique defuñu ko ci lettre bi nga xam ni yónnee nañ ko assemblée nationale Sud Quotidien daal di may xamal ni mu mel ni mbir yi pëcc xoona nag ci wàllu majorité parlementaire bi xel mën na caa tey de ca coow la amoon ci mbiru 94 milliards bi doxoon diggam ak Ousmane Sonko ak ñeneen Tahirou Sarr day am na ca dëgg critique yéen kaay moo ko daal di xamle laas ne ma ministre de l'intérieur day ma ngay menacé ñi nga xam ne dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di xasteeka ŋàññente ñoo ñee lañ bëgg tegug loxo yéen kaay biir Sud Quotidien di ma xamal ne am na mine boo xam ne daal dinay karaate ci Ziguinchor juróom benn nit daal dinañ cay ñàkk seenug bakkan ci charrette la ñu nekkoon L'Enquête Quotidien di ma xamal ni napp ci réewum Sénégal mi ngi sukuraat dëgg buñ ca waxul ci faatu la jëm Direct News daal di may xamal ne ca jas day askan wa ñooy menacé nag directeur général bu AIBD Doudou Ka ndax nee ñu la mu digoon askan wa defu ca lenn moom ñëwoon na ca jas moom Doudou Ka xamal leen ni dina am yu bëri yoo xam ne dina ko fa tabax France daal di xidéem moo tax ba askan wa xar nan ñaar fas yéene nag dal ci kaw Doudou Ka mii di njiital AIBD bu leen fàtte mukk ni coronavirus mi ngi ci réew mi ca day faat nañu gànnaayoo masque yi jëfandikoo gel yi te di respecter distance 1 mètre bi yendu leen ak jàmm. di la jaajëfal Mantoulaye Thioub Ndoye ci revue de presse boobu sax la ñuy ndax képpee xibaar yi Safiatou Ba nekkoon ci micro bi Cheikh Anta Gueye ci xarale gi jàngeen jëf ci teewlu. dooree ko ak musiba bi nga xamante ne rek moo am ci village bu Kandiadio nekk ci commune bu Oulampane ca Casamance foofu nag benn charrette bu yeboon ay nit yu demoon rek julli ji ci aljuma ji moo tëpp ci benn miin am nag lu toll si juróom-ñaari nit yoo xamante ne seen bakken rot na si yeneen nit yu bëri yoo xamante ne am nañ si ay gaañu borom gaañu yooyu nag am na si ñoo xamante ne rek
seen cas dafa xaw a grave Abdourahmane Diallo ci leeral yi. drame bile mu ngi amee ajuma jile laata julli bu 14h ab charrette bu yeb ay fidèles doon dem ca grande mosquée ba moo sote ci ab mine fu soriwul dara ak cantonnement militaire bu Kandiaju di ab gox bi nga xamante ne mu ngi bokk frontière ak réewum Gambie te nekk ca commune bu Oulampane ca département bu Bignona bilan bi métti na lool. juróom benn nit ñoo ci ñàkk seeni bakkan ñeneen ñu bëri lool daal di ci jëlee ay gaañu ñu ràññee ci ñaari nga xamante ne ñu ngi ci ab situation bu critique lool l'accident bi le nag ñoo plongé Kandiaju ci am métit bu jéggi dayo ginnaaw jiyee jile l'armée nationale daal di quadriller nu mu gën di gaawee bërëb bi laata nag ñu dem wàllu ñi nga xamante ne ñoo ci jëlee ay gaañu bu ñu sukkandikoo ci sunu ay sources yi nga xamante ne jot nañ jokkoo ak ñoom ci téléphone mine bi nga xamante ne moo def musiba bile ñu ngi njort ne buñ koy teg ak heure accident bi soriwul dara te lépp nag mu ngi laale ak li nga xamante ne moo di lutte contre le trafic de bois bu l'armée bi nekk di amal ca biir zone bi depuis weer yi ñu jénn Abdourahmane Diallo di jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. plénière ci assemblée nationale jot naa ratifié liste fukki nit ak benn yoo xamante ne rek ñoo bokk ci commission ad hoc bi nga xamante ne ñoo war a statuer ci sàkkuteefu yëkkati humilité parlementaire u député yi di Boubacar Biaye ak El Hadj Mamadou Sall benn liste boo xamante ne rek mel na ni ñëpp ko nangu membre commission ad hoc bi nag ñu ngi diggée ni rek dinañ traité boobule dossier ci ni mu waree Nanko Bakayoko. fukk ak benn député yu commission ad hoc bi tabb nañu leen ni ko article 34 bu règlement intérieur bu assemblée nationale di waxee muy fukk ak benn yoo xam ne ñi teewoon ci assemblée nationale ñëpp ci ànd honorable député Adji Mbergane Kanouté. ñun assemblée nationale dañuy militer pour la manifestation de la vérité mooy bëgg nañ tamit xam bu baax a baax lu mbir mu tëddee bu ñu leen convoqué ñoom après daañu wax ban avocat lu ñu jël mais avocat bi nag du nekk avocat boo xam ne dañ ko jëlee ci biti ñun député yi ñooy nekk seen avocat bu leen neexee teew bu leen neexee ñu représenté leen. bu ñu doyloo député Yaya Diallo di rapporteur bu commission des lois bi ñi bokk ci boobule commission ad hoc waruñoo fësal ci biti la fay xew. sunu règlement intérieur daf ni leen bu ngeen ciy liggéey it bu leen ci wax nañu liggéey li ñuy liggéey ba pare bu ñu ñëwee ñu andi ko li nga xam ne mooy plénière bu ko defee député daal di ko voté. muy loo xam ne Mame Diarra Fam bokk ci commission ad hoc ba te toogal fa groupe parlementaire bu kujjee gi ne andu ci. duñu ay nettalikat mais nag dinañ def le tout pour lépp lu ñu war a wax ñu war ko wax lépp lu ñu war a warul wax ñu noppi mais du menace wala ay taisez-vous moom mooy tax ñu noppi. ginnaaw bi ñu ko sampee commission ad hoc bi nag ci daar la amal réunion ngir tabb biroom waaye itam tëral agenda bi mu fas yéene liggéeyee. wala investiture yi mu mel ni nag dafa di équation wala jafe-jafe boo xamante ne coalition yëpp bu si mel ni Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi wala sax wàllu askan wi ñoom ñëpp nag ñoo koy dund tax sax ba ñenn ñi ragal ak am coalition yoo xamante ne rek dina tas ndax ku si nekk ak bëgg-bëggam ambition waaye itam li nga xamante ne rek moom lay yóotu wala li ko xamante ne moo ko sabab wala dugal ci yooyu les coalitions nga xamante ne rek dafa amaale ay mouvement politique Léopold langue politique bi nu mu jaxee ak élection locale yi ñuy waajal daa mel na ni ab géej gu sàmbaraax ña sos seenu coalition ci kaw ab déggoo daa mel na ni la ñu xiif ci nguur gi jiit ya ñoo ngi féewaloo ndax ñoo bokk benn bëgg-bëgg xiif gi tàbbi ci seeni xol ndax yeyoo lool ab nguur donte ànd ga rafetoon na ca njëlbeen ba waxtaan tànneef dikk ngir xool ña war a sàkku kilifteefu mairie ya ci la juyoo gi tàbbi ka ca ne say nit ñay sàkku coalition bi tàbb ko ña ca des ñoom it bëgg lu ni mel ci seeni ñooñ ca mujj gi ànd gi day mujj lompoñ ndax mbirum intérêt lii wunde lii moo di élection locale yi daa jiitu ya ca topp di élection yi teewoo tànneefu député ci assemblée nationale ba ca tegu di présidentielle bi nga xam ne ni si la ñu war a tànn ki war a jiite réew mi coalition yu bëri nag ñooma amee ay jiit ci bopp coalition yooye seeni gët foofee lañ ko teg loolee jur na ab réero ci yooye coalition ku ci ne daa am say mbër bëgg kookit mu falu ci bopp mairie yi su ko defee nag réero tàbbi waata donte ku ci ne sa yitte moo di ànd booloo doon benn say waaye nguur moo ni mel mën naa sempi lépp loo xam ne lu baax ci aw nit.
ci ndaje bi amoon ci diggante ministre bi yore lépp lu jëm ci wàllum urbanisme logement ak hygiène publique ak ñi nga xamante ne rek ñoo di syndicat bu boot jàngalekat yi dajaloo ci li nga xamante ne rek moo di G7 mu di ndaje boo xamante ne rek dañ ci doon waxtaanee benn ci poñ yi nga xamante ne bokk na ci seen plateforme revendicative bi mu di parcelles yi nga xamante ne rek dañ leen ko war a jagleel ngir seen dëkk waaye suñu sukkandikoo ci Abdoulaye Seydou Sow ci juróom benn junneek juróomi téeméer parcelles yi nga xamante ne nguur gi dig na leen fukki boo jëlee téeméer bu nekk dafa mel ni rek pare na te disponible na ci yenn ci région yu si mel ni Thiès Kaolack ak Ziguinchor ñu teewlu ci loolu ay explication chargé projet bu Safro waaye itam membre commission de suivi monitoring di Mandiaye Ndiaye. mbirum suuf dafa xaw a doy waar li jëm ci terrain yi nga xamante ni jot nañ koo jot ba mu nekk ci suñu loxo yooya aménagé nañ ko ba jox leen ko muy Saint-Louis muy Richard Toll muy Kolda muy Ourossogui yooyu jox nañ leen ko mu def yeneen yi nga xamante nag ñi ngi ko doon lijjanti ci wàllu jël ko te sotteegul woon te yu ci bëri fi mu ne nii mën naa ne sotti na ndaxte bu dee bu Kaolack jot nañu am site bu dee bu Ziguinchor site baa ngi fi bu dee Tivaouane aussi site baa ngi fi beneen bi ci desoon moo doon bu Thiès nag dañ leen a waroon fenn fa nga xam ne nii fa lañ waajaloon ba pour jox leen ko ñoom nag ñoom bëgguñu foofu ñu ni ñoom mburkaat lañ bëgg ñu koy lijjanti foofu pour xool nag naka la ñuy def ba procédure de déclaration bi nga xam ne moom la ñu entamé ñu mën ko yeggale pour ñu mën leen jox passeport waaw li ñu joxe boo jëlee lu parce que mat na juróom benn junni ak juróomi téeméeri parcelle mais fi mu toll nii joxe nañu lépp ñett junni booy xamee daal ci li ñu joxe gum ci gannaaw gi la toll. wérgu yaram la ñuy wax ak campagne de sensibilisation ak xeex li nga xamante ne rek moo di cancer du sein et du col de l'utérus lu toll rek si junni ak juróom-ñeenti téeméer rek fanweer rek juróom-ñaari kaawu cancer la ñu jot rek enregistré si atum 2020 fii ci Sénégal bokk na si nag junni ak ñetti téeméer rek fukk ak ñaari nit yoo xamante ne rek seen bakken rot na si docteur Fatoumata Bintou Sall di gynécologue waaye itam obstétricienne ci hôpital Gaspard Camara di insister bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di prise en charge bi nga xamante ne ba léegi dañ ci nemmeeku ay jafe-jafe Ajaratu Aïcha Ñing. cancer ween cancer butitu njurukaay xayma yi jéggi na dayoo bu ñu sukkandikoo ci docteur Fatoumata Bintou Sall di gynécologue obstétricienne. année 2020 bi am nañ 1937 cas selon Globocom de cancer du col 1312 décès. saytu bi ak prise en charge bi dañoo war a teel. bu dépistage bi jàllee ci résultat yi génn la ñuy xaar pour xam prise en charge ban la ñuy def parce que am na ci ñoo xamante ne ni bu résultat bi génnee prise en charge bi mën nañ ko def ci centre de santé bi am na ñoo xam ne nag bu résultat bi génne prise en charge bi il faut ñu référer ko ci professeur Dem am na nag ay méthodes de dépistage bi ci gën actuellement test HPV la. bu nu sukkandikoo ci docteur Sall mu ngi ñaax jigéen ñi ci jàngoro yi. feebaru biir néegu sëy la ndax virus bi koy joxe ci biir néegu sëy lay jaar donc nañuy dem di defi frottis bu dee cancer du sein bi tamit képp koo xamante ne ni am nga 40 ans war nga dem defi mammographie. ci weer bu nu jagleel feebaru cancer ñu ngi saytu ay jigéen gratuitement ay bés yu institut Curie lëkkaloo ci institut Pasteur amal ci district centre bu Dakar. Ajaratu Aïcha Ñing cosaan ak aada ak li nga xamante ni moo di FESPACO ñaar fukk ak juróom-ñaareeli édition bi nga xamante ne rek dafa coïncider ak commémoration faatu ki nga xamante ni moo di Thomas Sankara fanweeri at ak ñaar ginnaaw bi loolu amee ba léegi njabootam nag mel na ni rafetlu nañ bu baax a baax ubbite procès bi waaye nag li ñu bëgg moo di rek ñu retransmettre ko ci média yi malgré donte sax tribunal àndu si ñuy nakarlu itam li nga xamante ni moo di ñàkk teewu ki nga xamante ni moo di principal wala accusé bu njëkk bi ñu duppee Blaise Compaoré ñu teewlu ci loolu réaction kenn ci njabootam di Seydou Sankara. Bon, rien n'est tard. De toute façon, bon, nous, on s'attendait pas à ce que ça traîne. Yeex na waaye weesoogul lenn rek la ñuy naxarlu mooy dañu bëggoon ñu jàllale procès bile en direct ci rajo yi ak ci télé yi pour dara bañ ump kenn. Pour que tout le monde, pour que l'opinion publique et internationale. gis ngeen ni dakkal nañu tam procès bile ba ci ñaari ay bés ñoo ngi taaxirlu mémorial bile c'est pour ñu fàttaliku Thomas Sankara def ko ab roykaay ci bâtiment bu nekk ci ginnaaw monument bile lañ ko dafa mel ni ñu jiiñ ci mbir mi mooy Blaise Compaoré ak ñooñam. Il semblerait que les principaux accusés c'est le président Blaise Compaoré. ñoo ngi naxarlu tam lu mu bañ ñëw teewee atti bile am nañu kóolute ci justice bu Burkina ak ci justice internationale jël nañu tam lu ñu jàpp ni mooy ay deset néewu Sankara yóbbu nañ ko ci France pour am ci lu leer ñoo ngi xaar pour xam nu muy mujjee. Ils ont ramené les restes du corps en Europe, on attend de voir à la suite.
ñaar fukk ak juróom-ñaari l'édition FESPACO boobu lay tey ji sax lay jeex Sénégal nag ñu fàttali ko di pays invité d'honneur bu bile édition jiitu réew mi Macky Sall kon nag dina teewee li nga xamante ni moo di cérémonie de clôture bi. xibaaru biti réew dañ koy dooree ci République démocratique du Congo RDC foofu nag président Félix Tshisekedi dëggal na rek ci démb ci ngoon nomination Denis Kadima ci bopp commission électorale nationale indépendante bi di CENI te lu ni mel nag mu ngi ko amal donte sax am na ñu bëri ñu ci àndul ñu si mel ni rek kujje politique ak ñaar ci juróom-ñaari confession religieuse catholique ak protestant waaye itam ay parti kujje politique yi même sax ñi nga xamante ne rek dañu bootu ci union sacrée comme Moïse Katumba ak Vital Kamerhe ñu wax ci armée américaine bi nga xamante ne moom itam fësal na ni faat na benn dirigeant Al-Qaïda ci benn frappe drone bu mu amal ci Syrie ñaari fan rek ginnaaw attaque bi ñu amal ci benn base bu nekk ci sud réew mi nga xamante ne rek dañ koy utiliser par coalition anti-djihadiste bi nga xamante ne rek ki ko jiite di États-Unis mu di frappe aérienne boo xamante ne rek dañ ko amal ci bët gànnaaru Syrie tax nag ba benn haut dirigeant bu Al-Qaïda Abdul Hamid Al-Mattar faatu si suñu sukkandikoo ci communiqué bu commandant John Rigbe ci moom mi nga xamante ne rek moo yëkkati yooyu le kaddu ci benn communiqué bu mu siiwal porte-parole bu commandant central bu armée américaine moom ci boppam nag leeralul ni ndax boobule frappe dafa di frappe bu ñu amal ngir rek tontu bi nga xamante ne rek moo amoon ci mercredi contre base Al Tanf bi nga xamante ne rek amul woon kenn koo xamante ne bakkanam rot na si waaye nag suñu sukkandikoo ci ay kàddoom amul benn signe civil boo xamante ne rek mu ngi woon ci loolee ginnaaw opération bi nga xamante ne rek amal nañ ko ci aljuma ji ci bët gànnaaru Syrie. Bon café ñoo leen di may seen